jangeen jëf yéen auditeurs u iRadio ak téléspectateurs yu ITV di leen wax dal leen jàmm seen biir émission pencum ndaw ñi comme ni ñu koy defee àllarba bu ne ñu siy dalal ay ndaw fas yéene waxtaanee lépp li nga xam ne rek daf leen a soxal tey nag ñuy waxtaanee wàllu politique ndaxte jamono ji may àdd ak yéen moom moo nekk actualité bi ginnaaw ba ñu génnee si li nga xam ne moom mooy élection présidentielle si waxtaan bi ma say ànd ak saa su nekk ak Seydina Aba Gueye Aba nuyu nañu la. maa ngi lay fay mi ngi Maram Ndiaye di nuyu sunu auditeurs yi nga xam ni ñoo ñuy déglu ci iRadio ak téléspectateurs yi ñuy seetaan ci ITV. tey ji nag ngir waxtaanee li nga xam ne rek moom moo ñu fi dajale dañ fi dalal Ahmadou Bamba Thioune bokk ci parti démocratique sénégalais jiite tamit kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb ndaw ñi fële sa Mbàkke Ahmadou Bamba auditeur u iRadio ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ñu dalal muy mi ngi Maram ak Aba di nuyu seen technicien yëpp di nuyu sama naataango bi nga xam ne moom laa war a seqal waxtaan di ñaan jàmm ci réew mi di nuyu sama président Abdoulaye Wade di ñaanal bépp membre parti démocratique sénégalais di ñaan jàmm ak yi ñu jóge woon te ñu jàppoon neneen lay demee te yàlla def ci li gën. sa wet ku fa nekk moom mooy Ndeye Maguette Lo Ndeye Maguette moom moo jiite jigéen ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk si biir parti bii di AFP maanaam ndaw ñi bokk it si kuréel gii di Benno Bokk Yaakaar rawatina kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb ndaw ñi Ndeye Maguette ñu ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm si iRadio ak ITV. jërë ngeen jëf waa iRadio maa ngi leen di fay di leen nuyu bu baax a baax di nuyu sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi ñu déglu ak di ñu seetaan ci ITV di profiter aussi ci occasion bi pour souhaiter un bon mois de carême à nos amis chrétiens et également di tatagal jigéen ñi ndax weer bi weeru jigéen la di leen tatagal di anticiper di leen souhaiter une bonne journée de la femme. merci beaucoup Ndeye Maguette ñu nit foofu la ñuy jaaree di sargal képp kuy jigéen fii si biir Sénégal ak àdduna wërngël képp waaye tamit di ñaanal karemu jàmm suñu mbokku chrétien yi nga xam ni dugg nañ ci depuis tey jii fas yéene see ànd lu toll si ñeent fukki fan di leen wax karem ak jàmm lépp luñ ci ñaan rek yàlla na ko borom bi nangu. waxtaan bi actualité bi ñëpp xam nañ ko démb ki nga xam ni moom moo di Macky Sall falaat nañ ko mu doonaat président de la République du Sénégal moom président Macky Sall pour ñaareelu mandat am démb la def waxam bu njëkk mais kàddu gi lu ñu si njëkk ràññee mooy wooteeg jàmm wooteeg waxtaan la daal di def maanaam soppi benn discours mais dañ ci dégg benn tur boo xam ni lu ñu koy dégg bëriwul muy Abdoulaye Wade mu ni waxtaan bu ñu bëgg nañ ñi fi nekkoon njiiti réew di Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñu daal di si jàpp ba lépp lu ñu ci bëgg mu am yow d'abord Ahmadou Bamba ban gis-gis nga am si kàddu yi nga xam ni Macky Sall yëkkati na ko démb jëmale ko si force vive yi nekk si askanu yëpp. waaw loolu li nga xam ne seetlu lay doon remarque ndax dañoo génn ci juróom-ñaari at yoo xam ne mën naa ne ci sénégalais bu ci nekk am na loo xam ne mën nga cee teg baaraam moo tax waxu démbam gi xel da ciy tey mooy juróom-ñaari at yoo xam ne daa yàgg a wax li mu wax ak woote bi mu woote ci dialogue tudd ci koo xam ne daawu ko tudd te kàddu googu ñu jugé woon ko instable maanaam musul wax joo xam ne sàmmonte na ak moom ci li jëm ci lu wàllu woowu muy wàllu processus électoral wàllu woote doon bennoo ci Sénégal pour tous bi nga xam ne moom la def slogan tey bu wootee ci loolu lu baax la waaye ki koy wax est-ce que mënees na koo gëm ci bu fekkee ne mësul wax sàmmanteek moom ci doxalinam ndax nit dañ naan melul ni mu wax mais ni mu jëf la mel te jëfam bu ñu ko tegoo day uteeg lool ak loolu luy jublu bi est-ce que du ni Ablaye Wade dikkee woon ak fi mu yóbbu woon ne élection du am ak taxawaay bi mu ci amoon moom la gis ne tey jii mënul gouverner jaar ci am ci jàmm te Abdoulaye Wade du neexoog moom yooyu yëpp nekk ay questions yoo xam ne mënees na koo posé. waaye li ci kanam rawuli bët. leneen loo xam tamit question la laata Seydina di jàll ak nga xam moom moo di Ndeye Maguette Lo Abdoulaye Wade boobu nga tudd gis nañ taxawaayam ci élection yi nga xam ni moom la ñu génn ñëw na Sénégal nit ñi doon xaar Abdoulaye Wade mu wàcc sur le terrain mu annoncé fi campagne ñu dem ba ci biir mu noppi dem Guinée ñëwaat. daal di woote ni nañ boycotté mu doon boycott boo xam ni ñu bëri dañ xam-xam dafa màcc wàllu politique mooy niñ ko jàngatee mooy noppam googu kenn la favorable muy Macky Sall tey it Macky Sall daal di koy tudd si dialogue loo xam ne mosu ko si woo est-ce que tey jii yéen waa parti démocratique sénégalais particulièrement nekkoo leen tamit di nax ñi nga xam ñoom ñoo di askan wi maanaam di négocier suuf comme ni ñu leen koy tuumalee. waaw xam nga dafa am loo xam ne dafa am solo mooy àdduna lépp choix la nit ki. ginnaaw bi mu la nangulee sa choix ci ne damay bokk ci mbir da nga koy nangul choix am gis-gis bi mu am wala perception bi mu am ci mbir nga nangul ko taxawaay ba mu ciy am ci jamono jooju Abdoulaye Wade du sax dafa soppeeku ci dara dañ ko mën a nangul ne dafa constant ci logique bi nga xam ne ci la nekkoon yàlla dogal
mu am taxawaay bu mu am bi muy jógee bitim réew ñëw ci ne élection du fi am moom du ci participer la mu waxoon randu ci moom la def ba muy jeex te tamit nit ki war nañ koy juger ci ay kàddoom. Abdoulaye Wade dafa am lu mu wax dafa ñëw xamal opposition bi fi nekkoon wala bi fi ne xamal leen ne élection yi mënu leen ci gagner Macky Sall élection yi Macky Sall dina am entre 55 ak 60% parce que dañoo sàcc élection yi lu jiitu ñu yegg si ci bis bi kon wax jooju da nga koy tegal da nga koy nangul ba noppi xool ba xam moom li mu wax bi ñu defee élection lu am la wala du lu am na Macky am na 58% léegi nga defaat jàngat bu gën a xóot ci li nga xam ne Abdoulaye Wade wax na ko ci ne Macky dafa sàcc élection yi léegi pourcentage bi Macky am 58% nga mën koo dendale ak 2 550 ñoo xam ne ñoo ko wooteel est-ce que Abdoulaye Wade bu ñëwoon participer ci sàcc googu muy wax dana ci influer wala du ci influer ci kenn ku ci nekk la nga am. mais yow est-ce que jàpp nga ni influence Abdoulaye Wade jamono ji am na doole parce que Abdoulaye Wade certes ñi ngi naan li mu waxoon am na pourcentage bi nangam sangam mais Abdoulaye Wade li mu woote kenn wuyu ko si parce que taux de participation bu toll nii du ma ne kenn mësu ko gis mais tamit est-ce que mës na fi am Abdoulaye Wade ça veut dire que influence am c'est à relativiser quand même. waaw selon yow xam nga loolu moom nit ki. non taux de participation bi la ñuy basé wu sur des faits réels en fait. waaw xam nga nee nga poids bu bokkoon. bokkul nee na bu leen bokk. taux de participation bi yegg 66,23% est-ce que loolu c'est pas un aveu d'échec d'une part pour Abdoulaye Wade. waaw moo tax xam naa déggantuwuñ c'est-à-dire il faut que ñu nangu une chose Abdoulaye Wade fi mu taxawoon laa fa la taxaw li voté dëgg la mësul voté mais il faut tamit ñu considérer mooy cette jeunesse bi nga xam ne démb sunu maam yi daawuñu voté parce que amuñu woon benn niveau de maturité xamuñu woon ay élection jamono am na nu mu doxee ñuy évoluer primo votant yi am na nu mu joué taux de participation bi yokku parce que bu njëkk ba vote amul ay bulletins amul ay inscrits yooyu yëpp amutoon léegi évolution boobu am moo ñu yóbbu tey Sénégal nit ki buy voté am na yoon wu muy jaar yoon woowu nga xam ne tey Macky Sall am na lu mu ci xajabal ba tax moom démb reconnaître na ko ba jàpp ne dañ cee war a waxtaan ak yeneen maintenant Abdoulaye Wade moom dana ci influer wala du ci influer opposition bi nga xam ne dama koy wax souvent ñoom démb bi ñu ko fiy jógee jàpp ne Abdoulaye Wade kat dafay war a jógee ñu indi fi l'homme de la bonne gouvernance bi nga xam ne ni mu doxalee ñun ñëpp gis nañ ko ñooñu dem nañ ba benn jamono ñu jàpp ne bu Abdoulaye Wade ñëwul jàppale leen du ñu gagné Macky Sall muy benn point beneen bi mooy lu tax bu fekkee ne influence Abdoulaye Wade amul njariñ ñu war a jàpp ne Abdoulaye Wade toog gi mu toog dafa favorable Macky Sall kon déjà kon moom am na njariñ kon nit ñi ci seeni analyse ñoom déjà ñi ngi xamal sénégalais yi ne Abdoulaye Wade njàkk bokkam moo tax Macky gagné kon moom am na benn représentation boo xam ne mën naa influer ci li nga xam ne mooy. xam naa dinañ ñëwaat si yow ñu jàll ci Ndeye Maguette gis nañ ni sa leader démb jàkkaarloo ak presse beeg coalition Benno Bokk Yaakaar ak allié majorité présidentielle bi def benn appel boo xam ne ñu bëri xaaruñu ko woon tenir benn discours boo xam ne discours d'apaisement la quoi qu'on dise ba pare en tout cas en tant que président buy entamer deuxième mandat am mooy li mu njëkk a wax kon dañuy jàpp ni yoon boobu la bëgg a jël yéen yi nekk ci majorité bi naka ngeen analyser loolu. merci beaucoup Abba jàpp naa ne président Macky Sall loolu du guléet xaj na ñenn ñi ñoo koy mën a xalaat mais ku suivre président Macky Sall depuis que ñu fal ko en 2012 je pense que dialogue la mës a prôné apaisement la mës a prôné et que dafa ñëwaat ci loolu. et ñëwaat bi mu ci ñëwaat indi ci lu bees lu nit ñi mën a wax mooy appel bu mu def au président Abdoulaye Wade et au président Abdou Diouf ndax bu ko defee c'est parce que am na lu mu bëgg fu mu bëgg a jëmale Sénégal et que Sénégal am na yoon bu dessiné wu et que mënuñu ko ñàkk fulaal ñàkk solaal muy Sénégal tey yu bari feeñ na fi muy lu mel ni wàllum pétrole lu mel ni wàllum gaz tey landerneau politique bi gis nañ fi ay hommes yu bees tàq yu ñëw et que ñu am position bu am solo ci biir te jàmm moo war a dem ci Sénégal président Macky Sall su bëggee tey 5 années yi ko desee mu gouverner ko si jàmm mënul lu def boobu appel woo le président Abdoulaye Wade woo le président Abdou Diouf ñun dañ koy suivre ci loolu et que jàpp ci aussi ba apaisement boobu am Sénégal et que 5 mandats yi mu mën ko dérouler dans l'apaisement et Sénégal avancé. 5 ans yi léegi apaisement bi xam nga moom am na lu mu ciy wax léegi ndax nee na yàgg na ko woote mais ci jëf bi dafa des est-ce que
parce que opposition bi dañuy wax ni dafay utiliser justice bi pour écarter adversaire am yu ci mel ni Karim Wade yu ci mel ni Khalifa Sall. ci kaw loolu tamit gis nañ ni des fois opposition bi da koy wax société civile tam am na ñu koy wax dafa am justice su kumba am ndey ak kumba amul ndey. est-ce que fait yooyu nga xam ne da ko posé ci premier mandat bi wala ñu jiiñ ko ni moom la posé ci premier mandat bi du influer ci ñi nga xam ni seen xel dafay teey ci kàddu googu mu yëkkati démb. maanaam tuuma gi sax benn la maanaam ray la ba noppi jaale la loolu mooy kàddu gi nga xam moom la ku jegi yëkkati démb. ginnaaw ba mu wootee dialogue bi. déjà damay ñëw ci est-ce que kàddu bi mu wootee est-ce que loolu dëgg la ci moom effectivement loolu dëgg bu wér la ci moom tey ñi far ñooy toog di interpréter yenn yi mais du sénégalais yi nga xamante ne ñoo réélire le président Macky Sall ci seen écrasante majorité. du sénégalais yi ñooy xalaate noonu ñi nga xamante ne nag dañuy politique nekk ci langum politique bi ñooy jéem nu ñuy xajamale ndax ñooñu nga fi lim tey muy ko mel ni Khalifa Sall dafa def li mu def mi ngi fiy tege ma indiluwul lu dindi tuuma yooyu ñu ko teg je pense que yoon moo nekk di def liggéeyam mais pas le président Macky Sall tey balaa nga nay naam day fekk nga nekk fa munoo ne kii li muy woote du dëgg ci moom alors que ba mu lay woo ci jàmm ba mu lay woo ci li mën a jëmale Sénégal kanam muy dialogue parce que ñun ñiy politique lenn moo ñu war a ñor mooy le Sénégal mais malheureusement ñi nekk ci opposition Sénégal ñoru leen seen bopp moo leen intéressé parce que depuis combien d'années le président Macky Sall di leen woo ci dialogue mësuñu ko woy ji te yaakaar naa ku si ne da nga am sa projet de société tey bu njiit bi oyofee am oyof tàll gu toll ni woo la ne la ñëwal ñu dialogue ñëwal nga def say proposition parce que nee na un dialogue sans condition du jóge ci moom mi jiite du jóge tamit ci opposition bi donc wax jooju dafa leer maintenant dina ko defam du ko def buñ ci yeggee naam ñoom nañu ñëw wuy ci dialogue bi def ay proposition bu boobaa sénégalais yi ñoom dinañ mën a juger yaakaar naa te ñoom ñooy juge bi nga xamante ne moo am voix bi war a gën a jóg. loolu lépp yaakaar naa dafay dugg ci avenir politique bi dinañ ci ñëwaat ci kanam. mais comme ci présidentielle la ñu jógee xam naa mi ngi. war nañ mën a xool def analyse bu ndaw ci présidentielle bi de part et d'autre yéen nga xam ni bokk ngeen jël raw gàddu gi ak ñii nga xam ni dañoo décider bañ a bokk man ñoom sax laa amal benn question. lu tax PDS jël décision bañ a bokk ci parti bu toll noonu parce que Khalifa Sall par exemple avant ñu koy tëj li mu doon xeex mooy parti bu toll ni parti socialiste warul ñàkk candidat présidentiel yéen PDS lu tax benn leader à part Abdoulaye Wade en fait benn leader nanguwul jël ay responsabilités te ki ko jël ngir PDS maison libérale am ku ko teewal ci élection yi kenn jàppale ko muy Madické Niang lu waral lool. waaw xam nga tamit ñu bañ a jaawale. PS seen parti ki nga xam ne moo yor appareil bi di Tanor ñoom dañoo xam ne Macky mooy nekk seen candidat kon PS ñoom ñoo empêcher seen bopp bañ a bokk ñun ci machine judiciaire Macky Sall la ñu empêcher ñun ñu bokk muy deux choses yu bokkul ñun Macky Sall moo ñu empêcher ñu bokk ci élection yi injustement léegi nag. ci naka mooy il faut que ñu demaat gëstuwaat tuuti mooy ñun dañoo def congrès 2015 ne Karim mooy sunu candidat. ñu tànn ko ñuy dem ci yoon Macky Sall lépp lu mu teg wane ne juridiquement mënta empêcher booy bu mu nekk candidat. muy la candidat Karim Meïssa Wade ñu dem ba jamono mu ne fan laay jaar mu ne naa teg benn bunt boo xam ne dana ko galgal. pour dem mu ne naa indi parrainage ci parrainage bi nit ñëpp jàppoon ne mooy limu candidat yi mu dugal ci benn article 57 pour ne képp koo xam ne binduwoo doo nekk candidat. yàlla dogal Karim dem Koweït bindu ji bi mu bindu jee qu'est-ce qui s'est passé. ñu lijjanti ba ministre de l'intérieur Ali Maguy Ndiaye ni ko nit ñi di waxee lijjanti ba Karim nekkul ci fichier bi ñu génn ko ci fichier bi dem conseil constitutionnel déposé ñu empêché ko kon ñoom dañ ñoo invalidé loolu nag leen moo ci am mooy li Cissé Lo wax rek laay jàpp. mooy xam gu ñu xam ne Karim bokkoon na dañuy dem deuxième tour ñu empêché Karim bokk. Karim wala PDS moo mën a yóbbu Macky Sall deuxième tour. waaw xam nga nit ki wala appareil. non mais attends mais c'est une question en fait. pour revenir pour boo tontoo moo poser la question ma soxla. je suis d'accord moo tax ma ne la d'accord. mais Karim il faut reconnaître c'est le candidat du PDS. non c'est moom laa wax ma ne Karim est-ce qu'on a empêché à une personne d'être candidat ou à un appareil. qui est le PDS qui est un appareil qui est là depuis longtemps. non xam nga bu fekkoon ne local la wala législative duma la wax Karim. mais faut pas ñu oublier que ne élection présidentielle la benn nit la ak askanam mooy dem Karim lañ tànnoon ne ko yaa ñuy taxawal. jàpp ne am na bi ngeen demee ba ci biir mënul nekkul tax changé wala da ngeen jàpp ni PDS amul koo xam ne am na carrure pour nekk président de la République à part Karim Wade. waaw xam nga àdduna. bu fekkee ne yow ki nga tànn jàpp ne moom nga jàpp ne mooy mbër mi baax ci yow léegi est-ce que da nga war a nangul nit Macky Sall moom bëgg-bëggam mu choisir la keneen ko dul kooku beneen bi dugg nga ko léegi ne Madické Niang benn la ma ciy wax mooy li Ablaye Wade wax bu leen ko saaga bu leen ko xas
loolu la ñu wax. leneen li mooy faw ñu xam leen boo nekkee ci parti mu am secrétariat am loo xam ne mooy ay règlement képp koo xam ne génn na ci da nga koy nangul liberté am génn moom jàpp ne mën na la représenter pour ci beneen muy Madické 2019 parti bi nga xam ne ña nga fa woon lañ jàpp ne moo gën ci ñoom ci jamono jooju ñu dem ci mais nekkul ne dañoo bañ a jàppale kenn parce que tamit Abdoulaye Wade li mu wax rek mooy du ma dem ci ay élections yoo xam ne xam naa ne Macky Sall sàcc na ko day gagné mais est-ce que léegi Abdoulaye Wade li ko nit ñi di jugé dafa war a dem ne dafay soutenir tel ou tel ci élection yoo xam day pare ñu gagné ko di yàq deram ci àdduna du ko def day mieux mu toog ne leen mag waxoon naa ko la ma leen waxoon tey gis ngeen ko. jàngeen jëf yéen auditeurs yu iRadio yéen a ngi seen biir émission pencum ndaw ñi rawatina tamit téléspectateurs yu ITV loolu moom moo nekkoon pàcc bu njëkk bu ñu doon jagleel lépp rek lu soxal actualité bi mais waxtaanu tay bi lu ñu ciy gën a waxtaan rek mooy place bi nga xam ni ndaw ñi moom la ñu war a am tey jii si biir parti politique yi ndaxte Seydina Aba Gueye tudd na ko sànq muy Abdoulaye Wade muy avenir u parti yi nga xam ni moom moo tax ngeen toog fii suñu nee AFP ni parti démocratique sénégalais xel yi day dem si ñaari figure kenn ki mooy Abdoulaye Wade ay atam sori na lool kasa des mooy Moustapha Niass moom it ay atam sori na lool alors Ndeye Maguette kañ la Moustapha Niass fas yéene jël retraite tem ci parti politique bi ba yéen ndaw ñi quand même ñu gis leen ngeen am ci benn taxawaay. waaw bu ma sañoon balaa may dugg ci tontu boobu am lu ma apporter comme éclaircissement par rapport ak li ñu fi dégg léegi. ndax yaakaar naa toog di wax balaa nga naan naam sax day fekk nga nekk fa boo participer wu ci élection mënuloo juger que élection yi dañ ko sàcc walla sàccuñu ko te yaakaar naa. wax loo xamante ne tuutal intelligence su sénégalais yi weesuwul tey fii Sénégal toll ñuy indi hypothèse wu dañu sàcc ay élections parce que loo xamante ne c'est réel avec des mandataires avec des mandataires yoo xamante ne parti yi ñoo leen yóbbu bu ñu paree ñooñu taxaw am taxawaay bu fulaw bu fayda yóbbu seen ay PV may ma rek ma eggale non fa nga jëm laa jëm dama lay relancer foofu noonu nga jëm puisque dugg nga fa mais non man tamit dama bëgg mu leeral sénégalais yi suñu nee sàcc également ñaam waxuñu par exemple sàcc ba ci bésu élection yi parce que même Abdoulaye Wade ba muy génne élection yi jotagul mais dañ ne processus par exemple dañ ko biaisé depuis le début mais biaisé processus mënul nekk parce que dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne c'est en voie de construction mooy dëkk boo xamante ne tey xaj na mën nañ jàpp ne suñu doolee koom-koom am na foo xam ne eggagu fa mënuñu permettre yenn dépenses yi et yooyu pour éviter ko xaj na moo tax ñu teg yenn dispositifs yi ba candidat yooyu démocratiquement et librement sénégalais yi tànn ne ñii war nañ mën a participer ci élection yi ci la ñu tànnee ba ñeent ñooñu génn fa parti boobu muy wax ñoom ñoo choisir ne du ñu am candidat parce que nit koo xamante ne ba mu demee depuis kenn xamul ban at la tey lay ñëw suba lay ñëw loolu c'est pas sérieux ñu waxante dëgg donc boo décidé ne bokkuloo décision boobu assumer ko jusqu'au bout nga bañ a dugg ci processus électoral boobu foofu laa bëgg mu leer. d'accord loolu c'est clair maintenant laaj bi moom moo jëm ci li nga xam moom moo waral waxtaan bi tey mooy place bi nga xam ne ndaw ñi moom la ñu war a occuper ci parti politique yi ndaxte gis nañ ni bëri na parti yoo xam ni nañ ko nangu am na ay ndaw yoo xam ne gis nañ leen tey ji ñu am benn taxawaay ci langue politique gi gis nañ Thierno Bocoum mu taxawal parti boppam gis nañ Waxaab nekkoon candidat laata muy soutenir benn le président Macky Sall mais également y a Ousmane Sonko moom moo gënoon doon tout tànk ci candidat yi nga xam ñoom ñoo sampoon seen ndënd mais tey jii biir AFP dafa mel ni parti boo xam ne ndaw ñi dañ leen a sacrifier est-ce que loolu yow mën nga ko dëggal pour ma dama naan rek xaj na xamoo la ca biir moom lañ bëgg a xam tey nga poser question bu mel noonu ma lay leeralal leen rek loolu amul benn yoon ci AFP parce que boo xoolee congrès bi nga xamante ne moom la ñu mujjee def dañ ko tuddee congrès du rajeunissement instance yi nga xamante ne tey ñi sos parti bi ñoo ko doon diriger ñooñu dañu pousse et que ay jeunes et quand je dis jeunes am na ñoo xamante ne peut-être dépassé nañ âge limite jeunesse ñu ngi ci quarantaine jëm kaw ñooñu ñoo gérer yooyu structure yooyu instance de base donc parti bu décider def rajeunissement yaakaar naa ne du parti bu sacrifier ay jeunes am maintenant ñi nga xamante ne beru nañ fii comme ñi nga tudd dañ koy rafetlu et que AFP aussi bés dina ñëw jeunes yooyu tey jël seen ay responsabilités ba place bi nga xamante ne mérité nañ ko dañ koy am et je pense que bés boobu bu jotee lu yomb lay doon ndax ci loolu lañu suñu secrétaire général di tàggat tout le temps et que à tout moment mi ngi ñuy booster pour que ëllëg ak si biir ñu mën a am xam-xam bu ñu mën a taxaw. diriger parti bi Aba pardon balaa ngaa parce que li muy wax nii naan bés bu jotee biir AFP
ñun tamit yow it bul nax ñi nga xam ñoom Sénégalais débat bu nu mel. du tey lañ ko posé ñun ndaxte amoon na fa. suñ fàttalikoo Malick Gakou moom moo nekkoon seen biir parti bés bu mu taxawee ngir coppite am. xale yi toog si bopp ba gis nañ ne ay saaga ak dàq moom moo fa mujjee am. alors ana lan tontu tey jii ngay indi si lu nu mel. waaw xam nga àddina li ci gën a mën a faqatal doomu aadama. mooy yàqamti ndax tey doone tey laa juddu tey laa mat tey laay diriger non 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 parti politique dafa am lu ko wund muy ay instances yoo xam ne ci base lay jógee ñëw ba au sommet dañu def congrès je pense que congrès beeg yooyu événement yooyu ngay wax yaa ñuy indiwaat si sax loo xamante ne yàgg na lool ñun tourné woon nañ page boobu mais dinaa la leeralal rek pour ëllëg ak si biir peut-être mu ñeneen ñi nga xam ne leeru woon mu leer si ñoom ñu jóge ci congrès yàggul ñu ñëw def ay teg ay responsable nit kooku nga tudd nekk numéro 2 parti bi pourtant amoon na ñeneen ñu fa nekkoon ci parti bi ñu mënoon yor instance boobu ñu ko dénk mais base bi ñoo jël ne bon diw mooy nekk suñu numéro 2 ñu def ko comme taftal ko ci ginnaaw Moustapha Niasse ñu dem benn instant di ànd ak le président Macky Sall ànd ak moom ànd bu jaar yoon ànd bu franc ànd bu sincère ñu teg ko ci bëgg a liggéeyal Sénégal rek la ñu ànd ak président Macky Sall ñu dem ak moom 2 ans 3 ans nit kooku nekkoon ci biir gouvernement moom moo xam lan la def ba daw génn ci gouvernement boobu taxaw ne ñun suñu parti dañoo war a am candidat alors que instance de base yi d'accord ñu ci loolu waxuñu ko tey waxuñu ko ëllëg te tey nan ngay ànd ak sa nawle nga d'accord ci projet bi mu teg programme bi mu indil Sénégalais yi ngeen d'accord ci loolu ngeen dawal quelque temps nga rocceeku du yëfi gor ñu ne ko déedéet du demee noonu loolu du yow yaa koy décider base bi moo koy décider ñu def suñu bureau politique délégué yépp prononcé wu sur la question majorité bi remporté à ce que dañuy continuer suñu compagnonnage ak le président Macky Sall kooku ba mu fippoo génn AFP dafa taxaw ay ndaw taxaw fa jël place boobu fees ko dell ba mu mat sëkk. dafa taxaw wala dafa seeyal boppam si biir. seey daanaka loolu waxu sànni xeer la. loolu du waxu sànni xeer mais ce sont les faits en fait. am na yoo xam ne ay faits la AFP existé na AFP suba am nañ bureau politique. parce que la preuve parti bu existé wul du def tous les 15 jours bureau politique. c'est pour féliciter le président. non attends may ma ma eggale. parce que da ngeen am ci loo leen ma laaj foog ma eggale. kooku fëggoon dënn bu nekkoonte ne dafa am lu AFP amul tey. d'accord ngeen ne AFP seey na wala nit ki dem na affaiblir na parti bi mais non loolu amul kooku ba mu génnee ci parti bi ba léegi di samp ndëndam wax leen ma lan la mës a gagné ci localité am candidat bi mu àndaloon ci présidentielle yooyu lan la ko apporté depuis résultat yi génn est-ce que doomu aadama boobu dégg ngeen kàddoom mu prononcé wu il est pas responsable te AFP ay nit ñu responsable lañ soxla ay nit ñu responsable ñoo fa nekk. Ndeye Maguette lenn moo am mënuñu natt doole AFP. 2012 diggante 2012 ak 2019 7 ans yi mënuñ ci natt doole AFP. parce que comme ni ko mi ngi Maram Ndiaye waxee même bu nekkee da ngeen koy bañ même bu nekkee alliance lañ koy tuddee. on ne peut plus avoir le poids réel de l'AFP sur l'espace politique parce que ci coalition ngeen nekk. même président Macky Sall mënuñu xam poids parti politique am parce que da ngeen nangu nekk coalition. coalition nag bu ñu ko waxee c'est-à-dire que entité politique bi peut-être au niveau local rek lay exister comme li ngeen di def bureau politique ak nangam sangam mais ki ngeen di wax au moins moom prôné na benn changement bi tax na mu génn loolu moo tax débat bi tey lu tax alternance générationnelle même buy am. du am au premier plan mais au second plan lay am. nit defe naa loo gis rek ca waxtu wala boo nekkee jeune dans la vie di nga am foo jaar sa cursus di nga dem jàngi boo jàngee ba pare peut-être nga dugg ci milieu professionnel boo choisir def politique dugg ci parti politique mais doo dugg rek ne mat na parti politique dafa am ay école yoo xamante ne dañ la fay tàggat boobu moo lay permettre ëllëg ak si biir parti bi bu demee ba dal sa loxo nga mën ko yor comme na nga ko war a yoree foofu laa ne AFP rajeunissement boobu ci voie changement bi nga xamante ne moom la sénégalais yi bëgg alternance générationnelle bi nga xamante ne moom la ñu bari di laajte ci voie boobu la AFP nekk moo taxoon mu def congrès de rajeunissement boobu. xam naa loolu dinañ ci ñëwaat ci AFP ñu ñëwaat ci beneen modèle PDS xam naa ni idéo yi bokkul. c'est instant bi surtout idée politique yi convergé wul mais am na benn point de convergence boo leen am ay membre fondateur ñoo leen di diriger ay mag yoo xam ne li topp seen ginnaaw lu ci ëpp ay ndaw la mais alternance générationnelle bi aussi dafa des parce que poste de responsabilité en général
jeunes yi mouvement de jeunes lañ leen di jox yeneen postes yi ce sont les personnes yi nga xam ni ay membres fondateurs lañ wala ñoo toftalu ci membres fondateurs yi ñoo koy yor. waaw d'abord laataa may ñëw sa question boobu je vais faire benn clarification par rapport ak sàcc bi ñu wax day am pour une minute. non pour une minute rek non dafa am loo xam ne bu ñu koy wax ci processus xam nga aujourd'hui quand on parle de la politique science la. léegi bu ñu def science te Macky Sall ñëpp xam nañ ne technicien la day xam les axes yi nga xam ne moom la favorable ak yi mu favorable léegi lan lay def Touba Mbacké mënuma koo gagner damay fexe ba taux de participation ba faible. damay fexe ba ku nekk boo ñëwee bëgg a voter sa tur du nekk ci fichier bi damay fexe ba sa carte doo ko jot noonu la ñuy sàccee. mais nekkul ne da ngay ñëw ba ci jour élection bi pour sàcc def nañ parrainage maa ngeeg ñi parrainel tous les candidats kenn ku ne xam naa sa tur ma lijjanti avec Aly Ngouille Ndiaye dem ministre de l'intérieur képp koo xam ne favorable ma may effacé sa tur. d'accord Ahmadou Bamba parenthèse boobu. waaw léegi je préciser rek juste nu ñuy sàccee. waaw dama la wax léegi ñu ñëw ci alternance générationnelle ndax gis nañ ni yow yaa ngi nii tu te défends bien yaa ngi développé say idées mais lu tax ay jeunes yu mel ne yow du ñu nekk au premier plan. waaw d'accord xam nga yaa ngi wax alternance je dirais non parce que bu ñu waxee sama parti di PDS loolu du ma ko fa mën a gis. ndax Abdoulaye Wade moo fi njëkk a jël ay jeunes moins de 30 ans ministre tey jii structure bi ma bokk muy UJTL responsable góor ñi ak responsable jigéen ñi ay député lañ jeune mooy moins de 35 ans responsable des filles du PDS ci opposition bi jeune la bu jigéen mi ngi nekk député assemblée Marie Sow Ndiaye responsable UJTL Toussaint Manga député la kon loolu PDS mënu ma ci reconnaître ci loolu kon responsabilité ñi ñu koy jox te amagul lépp lu ñuy def au niveau des investitures te duñu ci dugal kon loolu mënuma ko xam ci PDS li fa am mooy dafa am loo xam ne da ngeen ko wax mu am solo par rapport ak à cette alternance générationnelle faw politique gars yi xam ne du métier liy waral loolu mooy jeunes yi xeexkat yi ñi ngi koy waxee benn mouvement de jeunes dañoo ñëw pour xeex ñu leen di jël di leen dajale loolu di leen parce que dañ ko def métier te da ngaa war a am sa métier comme yow journaliste bi nga mu libre tey boo dee jël beneen position nga jël beneen position politique défendre ku la neex ci beneen domaine mais gars yi tey dañu jàpp ne dañoo war a ñëw def ko benn ascenseur social jaar ci jàll mais bu fekkee ne ñëw nga nekk jeune am les outils nécessaires ñëw ci benn parti li ñu soxla jeune bi am ko mais dañ ko koy jox loolu nag la nit ñi deful mais tey da ngay nekk jeune jàpp ne mag ñi ñoo fi ne ñoom nga war a topp pour ñoom ñu lay légué affaire yi non du noonu foofu gars yi xam ne ñu war a jàng dañoo war a jàng ñu war a am diplôme am ko ñu war a am liggéey yor le bagage nécessaire ñëw imposé wu xam ne li mag ñi mën am nañ ko ñu xëccoo ak ñoom conquérir ku raw gàddu parce que ñun surtout ñun démocratie la nombre bi la ku ëppale ay nit par rapport ak yow choix bi nit ñi di def gars yi tànn la. mais comme ni ko waxee xam nga yaa ngi koy tudd léegi tudd nga Toussaint Manga tudd nga. l'honorable député Marie Sow donc ñooñu ay ndaw lañ ci parce que suñu nee parti démocratique sénégalais également ñëpp xam nañ ni 2000 Abdoulaye Wade ñu ko faloon également moom mooy ndaw ñi mais tey jii suñuy xool li nga xam ne moom moo di espace politique bi nu mu bindoo amul benn parti politique. à part ñi ma cité woon sànq boo xam ni nekkul mag moom moo nekk ci bopp ba est-ce que tamit yéen jotul seen parti ñu seen ndaw ci bopp ba parce que yéen nit ñi des fois sax da nga koy gis ci réseaux sociaux yi partout ñu ni yéen est-ce que yéen a ngi xalaat est-ce que yéen a ngi yërëm Abdoulaye Wade parce que loo leen war a xeex sax yéen foofu ngeen xaar ba Abdoulaye Wade yegg ci Dakar. non loolu du xaar ba mu ñëw loolu question formation parti politique yi la en Afrique ak en général Sénégal ni ñuy former parti du nekk benn association libre d'opinion d'idées ngay ñëw di développer mais ni ñu koy former mooy. patrimoine lay doon ci kenn ku ci ne Moustapha Niasse AFP moo ko moom Tanor léegi nañ ko PS mooy kilifa gi moo ko moom Abdoulaye Wade PDS moo ko moom noonu lañ koy former loolu nag moo war a changer. te loolu nag li koy changer waaw li koy changer yombugul parce que dafa am leneen lu nekk ci côté bi loo xam du ma ko mën a wax ci rajo mais il faut une révolution mu am te loolu la Sénégalais yi ñemeegul. bu révolution amul dara du soppeeku ci doxalin bii kenn ku ci ne da ngay jàpp ne rek du ma fi nekk par exemple maa ngi ci opposition bi du ma opposé wu damay dem bénéficier wu des largesses du pouvoir wala tey jii man daal da ngay rey pour peuple bi fekk ne peuple bi suivre guñ politique yi ci fi ñu ne ñenn ñi xamaguñ ñu leen di nax ñenn ñi xamaguñ ñi xeex pour ñoom te ñoom war nañuy questionné wu ci man ki may sollicité topp ko ne naan ko yaa fi gën fu muy jëlee li may jox question yooyu tant que posé wuñ ko dañuy am ay problème mooy li ma waxoon sànq rek ça foo ñu xam ne politique activité secondaire la. est-ce que xam nga ni li nga wax dafay indi benn débat ci biir débat bi ñu nekk mooy électorat bi ñuy wax ni genre électorat perdu la comme ni nga ko waxee léegi ay jeunes yoo xam ne gisuñu seen bopp ci système bi ni muy doxee bëgg nañ mu changer jàpp nañ ni sax benn ci candidat présidentiel yi muy Ousmane Sonko looloo tax première élection mu dem ba 15% parce que électorat boobu ci moom la ñu gis boppam est-ce que du loolu tamit comme ni ko mi ngi doon waxee du ni dañoo question bi yéen ñaar ñëpp koy bokk du ni dañoo war a yéen pour ngeen am benn électorat boo xam ne dina doon électorat neuf bu ñëw dooleel seen parti yi ci bopp bi
waxuñu au second plan mais ci bopp bi mu am ay jeunes yoo xam dinañ fa toog ngir discours bi mun a coller à la population parce que tamit majorité population sénégalaise bi ay jeunes lañ. Ndeye Maguette après ñu ñëw ci sëñ Cheikh Amadou Ba. waaw li nga wax jàngat bu am solo la ndax ku xool léegi jeunes yi ni ñuy impliqué woo ci politique nga war a xam ne ils sont très bien intéressés ndax élection yi ñu passé rek firndeel na ko. gis nañ amoon nañ candidat jeune gisoon nañ ay jeunes yoo xamante ne dañu nekk ci ay mouvement di rallier parti politique yi l'opposition comme le pouvoir léegi par rapport ak parti politique yi moi je ne pense pas parce que responsabilité d'accord ki nekk au sommet mooy secrétaire général parti mais soo xoolee ces instances yi am na instance yoo xamante ne ay jeunes ñoo ko diriger et que jeunes yooyu am nañ communication bu mën a drainer seen ay camarades jeunes yoo xamante ne peut-être bokkuñu ci parti politique bokkuñu ci benn parti politique ni mouvement mais comme am nañ benn atome boo xamante ne am nañ ko ak responsable de base boobu donc loolu je suis d'accord processus la comme ni ma ko njëkk a waxee et que dinañ ci jëm tôt ou tard on sera obligé ñu egg ci loolu mais ñi fi ne bu ñu leen ne rek acca dem leen pousse leen rek parce que jeunes yi nañu def changement. Ndeye Maguette dooguma la dem mais yow sa discours li mu si dégg depuis sànq. bu ñu ne tëb rek ne nañ def tëb rek nañ def. mais Moustapha Niasse nekk fi depuis 5 ans nekk fi depuis 10 ans quand même. xanaa Moustapha Niasse ci bopp AFP war na fa ëpp 20 ans. Moustapha Niasse mi ngi créé AFP depuis 1999. 99 kon yéen a ngi mi ngi ci 20e année à la tête du parti. 20e année mais 20e année yi 20 ans de jàng ñun ndaw ñi lañ ci am 20 ans de leadership bu mu def ci ñun ñu ko koy santé et que loolu ñun gëm nañ ne le président Moustapha Niasse tôt ou tard parti bi dina ko léguer à un jeune. foofu laa bëgg a waxee ak yéen parce que man maa nekk di militer AFP un jeune très engagé politique ñëwuma rek choisir ko comme ça mais xaj na dugg naa ci dem naa ci ak responsabilité bu mag a mag parce que ndaw laa te lépp lu may dugg dafa war a nekk lu am fula lu am avenir mais aussi lu mën a jëriñ Sénégal. donc loolu moo tax ñu nekk ci et que bu ñu xamoon ne président Moustapha Niasse amul benn penchant ci jeunes yi xaj na tey ñi ngi ci leneen wala toog nañ. bàyyi politique. léegi suñu bañee egg pour le moment ci premier plan bu ñu wax parce que dafa mel ni. c'est clair Moustapha Niasse moom c'est pas encore le débat au sein de l'AFP. mais sànq yaa ngi koy wax nee nga. oui ndaw ñi ñu ngi leen di jox responsabilité parce que ñi ngi nang na mais est-ce que seetlu gi tey jii benn la. que ce soit muy parti démocratique sénégalais que ce soit muy AFP wala muy beneen parti bi nga xam ni yàgg na fi ndaw ñi souvent ñaari poste la ñuy yor. poste bi mooy comme seen kuréelu ndaw ñi góor bi moom la ñuy dénk bu góor bi jigéen ñi ñu dénk bu jigéen bi est-ce que tey ji jotul coppite boobu am comme ñoom ni ñu toogee rek ñooy photographie représentation des jeunes dans les partis politiques parce que kii jël mouvement bi kii jël jeune fii mu jeex te même sax ñi nga xam ne ñoo fa toog dañuy weesu 35 ans sax mais duñ fa jógee est-ce que tey ji coppite warul am su fànn woowu d'abord coppite war na am dama d'accord ak yéen ci foofu mais coppite boobu laa leen bëgg xamal ni ça c'est pas quelque chose boo xamante ni dafa war a ñëw rek alors automatique explique-nous nan la war a demee kon mais coppite boobu pour mu am il faut d'abord mu am ay jeunes yu yoo xamante ne formé nañ leen ñoo xamante ne tey capable nañ pour diriger un parti politique mais tey processus boobu nan lañ ko mën a amee mooy commencer ci mouvement yi tey ku ne da ngay def lu tolloog ci époque boo nekkee jeune peut-être li ngay concourir mooy instance bi nga xamante ne yaa say nawle yéen a ko bokk muy instance jeune bi tey nga jot ci instance jeune boobu ñu dem ci benn département mën nga am capacité diriger loolu mu am ay mag ñoo xamante ne mag nañ la foofu taxaw bëgg ko ngeen concourir bu fekkee yow sa base sa doole politiquement may na la nga diriger loolu da nga koy diriger. xam nga parce que parti politique genre lépp loo gis rek ci élection lay demee. quand on parle de processus. yaa ngi doon wax processus am na loo xam dafa am solo. mais est-ce que yéen tey jii par exemple au niveau de l'AFP puisque yaa leen fi toogal. école du parti ñëpp xam nañ ni dafa doon lu am solo ci tàggat boobu nga wax mais est-ce que yéen seen boss ça existe su ma nee ça existe mooy mu doon lu fonctionnel périodiquement muy am ay formation yoo xam ne ndaw ñee ko tax a jóg. ça existe bien. Le professeur Mawlud Diakhaté l'honorable mooy diriger école boobu mi ngi fonctionner comme il faut tey bu ñu amee ay jeunes yoo xamante ne dañu ñëw adhérer parti bi que ce soit ñu ak si ban département la ñu duggee wala ban région la ñu duggee tey bu ñu solliciter parti bi dañ leen di defal formation maintenant chaque année ñoom am nañ programme boo xamante ne dañ koy tëral ndaw yi dugg si ak ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir dañuy toog ak responsable yi pour di mën a jàng lu bari
tey bureau politique boo xoolee dañ fa dugal ay jeunes yu bari loolu pourquoi parce que président chaque fois day bëgg di responsabiliser les jeunes qui sont à l'AFP pour les préparer ëllëg ñu mën a diriger parti bi comme ñoom niñ koy defee. Ahmadou Bamba yéen su fekkee nu ñu gisee mbir mi parce que ndaw ñi bañ leen di mujjee dégg si li nga xam moo di parti démocratique sénégalais mooy ba Abdoulaye Wade doon leen woo pour ngeen dem song li nga xam moo di bureau de vote yi mais à ce rythme su fekkee ni loolu képp lañ leen di doyee li nga xam ne révolution boobu nga bëgg est-ce que dina mun a ne maanaam révolution le fait que ngeen ñëw jëlal mbir mi seen bopp te yéen dafa mel ni xeex rek lañ leen di ëpp lu ñu leen doy si parti bi. waaw ça dépend ci dañ ko jàngatee appelu Abdoulaye Wade bi Abdoulaye Wade sénégalais yëpp la woowoon pour ñu dem rawatina ndaw ñi. waaw mooy sénégalais yëpp rek waaw ndaw ñi du ndawu PDS rek ndaw yëpp comme ni nga ko déggee yow mais dafa am loo xam ne foofu ñu nangu ko mooy bu ñu basé wu par exemple comme exemple bi ngeen jël ci Sonko nekk ndaw nekkoon candidat ci élection yi di ko féliciter ci résultat bi nga xam ne da am na ko pour ñu jàpp ne rek loolu noonu war a doon loo xam ne jeunes yi mën nañ ne kon ndaw ñaa ngi tàmbalee di xalaat pour jiite wala de foofu ñu xam ne dafa am ay contexte ay situation yu taxaw Macky Sall tey bi ñuy wax président ne après les indépendances bu amutoon problème PDS du génn PDS dafay toog du nekk candidat bay doon président dafa am lu taxaw moo tax moom mu nekk ndaw ñu jàpp ne nekk na fi président Sonko bu fekkul woon ne am na jafe-jafe un peu domaine xalaatuma ne dina doon député bay am ay ambition na am président dàq gañ ko dàq moo créé condition wu mu jàpp ne war na mën a xeex injustice ak système bi nekk candidat yàlla def ko député bokkut ak parti traditionnel yi ni ñu leen constitué en Afrique maa ngi koy wax léegi ak Sénégal moo indi lii di am léegi loolu noonu il faut mu am une révolution mais loolu nag une masse critique moo ko mën a def benn minorité mënu ko def man perception bi ma am ci politique man je suis professeur de mathématiques gëwuma ne politique dama cee war a moo war a doon sama dama jàpp ne une activité la dama dëkk sama koñ jàpp ne am na lu ma jàng war naa mën tant soit peu participer ci lu doxal sama gox mais jeunes yi bu ñu amee perception boobu et non jàpp ne dañoo war a nekk ñoom tey jii ay ndaw ñoo xam ne dañuy ñëw ci koñ bi ñu war a organiser ne dem leen louer ay chaise je suis jeune du ma ko def pourtant je suis jeune du ma ko def maa ngi ni Mbàkke laa jógee pourquoi ñu jàpp ne PDS tey waxal PDS ci rajo di leen féliciter parce que depuis boobu ñëwaguñ fii ci lii ngeen taxawal gis naa ne dem nañ ci rajo yu bëri ñu ngi ciy féliciter ci effort boobu mais loolu ça veut dire quelque chose bi ngeen woowe mën nañ ñoo bañ a woo kon am na considération bu ñu jox ci loolu mais jeunes yi loolu noonu pour mu am foofu kenn ku ci ne xam ne da ngaa war a dem yow bu dee menuisier nga nekk un menuisier qualifié ba noppi booy politique nga dem heure réunion dem politique yi ñu lay représenter bu ñuy tànn xam ne kii baax na il a les mains propres mën na représenter la société loolu moo mën a am nag am ci gox yëpp ñoom ñu jugandoo li ñu bëgg am mais leneen loolu li ñu mën a dimbale sama jigéen nag 8 mars moo tax du ma leen mën a wax dara parce que bu ñu xalaatee suñuy yaay di ci jaara de passage tey le 6 am na ñaari fan donc moo tax doo mën a wax yéen mën nga si doo mën a wax yéen mais liñ ci mënoon a dimbale ku sawara di la attaquer la quoi waaw mais xam nga suñu jigéen la jigéen ñi moom xam nga dañuy am loo xam ne dama féministe moo tax dafa am loo xam ne faw ñu xam ko mooy liñ ci mënoon dimbale mooy Macky Sall ni mu ñëwee au pouvoir ak 65% même bu dee coalition bu mag la ak ni ñu ñëwee erreur bi mu def ba tax liñ bëgg ci li ngeen di wax nii mu mën a ne mooy dafa ñëw mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Senghor ànd ak Ablaye Wade mu jëlaat leen ñu nekk ñi ko sës léegi loolu dimbalewul nit ñi pour changement boobu am léegi tey ñooñu nag ñoo war a def nag introspection ne man kat àndoon na ak Senghor nekkatu fi àndoon na ak Abdou Diouf Ablaye Wade ñëwoon na ne su may dem retraite dama leen di yóbbaale nangu ñoo dem Ablaye ne kon du ma seetaan ñii muy wax naan ay dinosaures lañ ñuy sacrifier sama parti léegi nan laay def damay toog ba dëgëral sama parti ñii buñ nangoo dem ma ànd ak ñoom dem loolu nag ngeen war a conseiller seen waa ji pour mu am te jàpp naa ne Macky comme que deuxième mandat bi moo ko sonaloon am na ko ci biir xanaa dina xalaat ne nag une alternance générationnelle s'impose. est-ce que ñoom dañoo war a xaar ba Macky di leen fa jëlee sax dans les normes Ndeye Maguette ak tontu bi nga xam ne moom posé na ko muy Ablaye Wade yéen a ko fi bàyyi su ma nee yéen mooy Moustapha Niasse Ousmane Tanor Dieng. Amath Dansokho je pense que président Ablaye Wade ñoom bu ñu xalaatee noonu ñàkk a xam doyowaayam moo tax. ndax président Abdoulaye ku xool trajectoire am ba mu nekkee opposition ak nombre d'années bu mu def ci opposition ba ñëw accepté nekk président de la République pendant 12 ans pare balaa muy pare sax bëgg fi teg doomam je pense que dévolution monarchique boobu noonu ci moom la njëkkee moom bu ne mi ngi xaar ñooñu dem mi ngi juum parce que approche yi du benn ndax président Moustapha Niasse comme le président Ousmane Tanor Dieng li leen boole ak président Macky Sall def na appel je pense ci Ablaye Wade ci Abdou Diouf parce que réew da ngay soxla sensibilité yépp
ndax benn xalaat xaj na moom la ñu jiital mais tey bu defee ouverture ñooñu di ko apporter quelque chose xaj na ni mu mën a doxalee réew mi ba réew mi tegu ci raay yi day gën a yomb ci moom moo tax récemment mu defaat appel boobu ci le président Abdoulaye Wade ak le président Abdou Diouf kon kooku jiite suñu réew mi nekk ndaw le président Macky Sall du mag comme niñ ko peut-être ñenn ñi xalaatee wala dara ndaw la nangu entouré wu ci ñi am expérience muy le président Moustapha Niasse ak le président Ousmane Tanor Dieng ba tey mu bëgg ci yokkaat ñeneen ak ñeneen woo leen ci dialogue parce que xam na ñooñu njariñ bi ñu koy apporter donc man gisuma ni ñooñu tey dañu war a pousse wala président da leen war a pousse loolu waxu yàq la ak waxu peut-être di dénigrer pour dénigrer parce que ñoom yaakaar naa ku sa gémmiñ di naaj ci moom jàmm doo ko mën a wax. mais xam nga dara am na tamit analyse u Cheikh Ahmadou Bamba bi am na luñ ci mën a téye loo xam ne lu dëgër la. mooy moom ci boppam reconnaître na ko en fait nee na Macky Sall certes fal nañ ko sur la base que ni indi na dara indi na loo xam ne amul woon ñu jël ko mais dafa am lu ko poussé ba mu génn Sonko pareil mais problème bi du ñoom li leen poussé ba ñu génn de mais problème mooy écho favorable bi am doole bi ñu am ci jeunes yi écho boobu est-ce que du piqûre de rappel pour yéen ngeen changer système parce que kii nangu na changer système moom bien que système bi dëgër na moom nee na moom rek mënu koo changer mais damaa gis ni yow ci sa raisonnement dafa mel ni en fait yéen da ngeen jàpp ñes ni bu demee AFP daan. mukk parce que AFP taxawuluñu ko ci lu oyof ba président Moustapha Niasse bu demee AFP daanu président Moustapha Niasse bi muy taxawal AFP daf ko taxawal ci base yu solide ëllëg ak ci biir bu toogoon nit bàyyi AFP day continuer di exister incha allahu rabbi ba yàlla mën nañoo jox réew ëllëg ak ci biir donc AFP ci base yi ñu ko tegee du parti boo xamante ne day seey wala parti bu ñuy cof wala parti bu ay nit mën a tas. donc loolu dama bëgg mu leer déjà yow benn parenthèse bu ndaw AFP tam ni ñu ko taxawalee. naam peut-être jiitu na suñu duma ni sax jiitu na suñu judd mais ñëpp xam nañ ni mu demee. lu créé génne Macky génne Sonko moo génne mer la biir parti socialiste. waaw mais li créé président Macky Sall li génne président Macky Sall génne keneen ak keneen. moo génne le président Moustapha Niasse moom it ba mu génnee taxawal parteem am na taxawaay bu mu wane Sénégal ba dayoo bi mu am ko fi tey mën a exister nag boobu ba tey parce que lépp ci doxalinam la lépp ci trajectoire lu am importance moo tax tey président Macky Sall wóolu ko mooy ci moom fas yéene ànd ak moom liggéey eggale li nga xamante ne Sénégalais yi dénk nañ ko. mais Ndeye Maguette doguma la de mais dañuy génn ci cadre président Macky Sall ak président Moustapha Niasse génn ci cocon politique bi carrément mais on parle du peuple sénégalais des jeunes. de leur besoin d'avoir un discours nouveau d'avoir des dirigeants qui sont à leur image parce que tamit mi ngi wax na ko leader en fait mooy tax confiance di am ci nit muy dem ci parti parce que yow mën naa la xam nga nekk AFP mais sa leader bu ma doyul du ma ñëw Moustapha Niasse mën na doy nit ñi ci xam-xam ak nàngam mais génération bi fi mu toll ak population sénégalaise rajeunissement bi ñu am moo tax sànq ma indi exemple Sonko peut-être mën nañ bañ a jël exemple Sonko sax mais boo nekkee jeune tamit tu as besoin d'un dirigeant qui est ton reflet d'un discours boo xam ne ànd na ak yow est-ce que tolluñu foofu tamit. libre à vous Abba de peut-être nga choisir discours bi ngay apprécier mu mën la convaincre ak keneen aussi libre à kooku tey AFP discours bi mu war a am ba attractif ba ay jeunes. ni man wala ñoo xamante ne maa leen sax mag ci âge ñu mën a adhérer loolu ku ci ne libre nga ci et que ba tey dañuy am ay jeunes yoo xamante ne dañuy adhérer biir AFP donc pour man ça n'a rien à voir Ousmane Sonko bi nga jël ni jeune la mais pourquoi amul majorité. mais au moins am na loo xam ni sa leader yow. mag la daanaka mosu ko am ci benn élection 600 000 voix. attends sama ce sont les leader faits. waaw d'accord mais danga ne. tey génération bi dañu soxla du renouveau dañu soxla discours bu bees dañu soxla un jeune mais jeune boobu est-ce que convaincre na la majorité des Sénégalais ba toog fii parce que pourcentage Moustapha Niasse c'est pas à l'ordre du jour parce que président Moustapha Niasse gën na présenté wu depuis 2012 ki fi nekk tey ngeen tey dañu soxla discours jeune dañu soxla lu bees dañu soxla ay jeunes ñëw taxaw jeune boobu ñëw na taxaw gis nañ ko est-ce que moom am na majorité pour diriger le Sénégal. non d'accord amu ko donc ça veut dire que
alternance boobu man ma d'accord ci yéen ngeen bëgg ko te ñu nit ñu koy prôné dafa nekk en voie de construction. foofu laay waxee ak yéen d'accord comprendre nañ alors Ahmadou Bamba ak moom fi nga xam ne fa la daanelee sans réponse sans rien mais tey ji alternance bi ñuy wax poser ko débat est-ce que suñu langue politique ak de manière globale Sénégal nu mu doxalee nii est-ce que dina yomb si ndaw ñi lan moo koy bloqué. waaw li koy bloqué mooy jeunes yi jàpp ne ñoom dañ leen war di jiite rek ñi nga xam ne dañoo nekkoon seeni gox nekk ci ay dëkk man bawal laa dëkk Mbàkke ñeneen ñi dëkkoon Kaolack nekk ay jeunes jàng nañ kenn ku ne fa nga dëkk am nañu jàng nañ jàpp ne seen dëkk bu waree jëm kanam du ko dëkk Fatick moo koy defar du ko dëkk Casamance nañ delluwaat ñoom jiite seen mairie yi engagé wu ñoom ay jeunes tàmbalee foofu mu jug kenn ku ne na nga jàpp ne ngaa war a constitué wu ci ay mouvement de jeunes ñoom ñu engagé wu ci seen association yi kenn ku ci dëkk ba nga ne ñoom ñu dem conquérir mairie yi bu ñu nekkul maire danañ nekk ay conseillers bu ñu ko dee def beneen année organisé wu au niveau national li ñu bëgg danañ ko am ay jeunes danañ dem ba ñoom rek la ñuy déglu. lan moo ko bloqué waat au-delà de li nga xam li ko bloqué am na lu ma ci gis ne blocus la mooy. Sénégal politique fii maa ngi doon dégg premier ministre sax ba dana ma ko jégal muy wax ne xaalis du mooy fal mais Sénégal fii xaalis dafa am impact ci pour nga dajale mbooloo. xaalis ba tax na jeune bi am na âge bi mu toll du amagum yenn moyens yi pour mën a def yenn yi léegi ñi ngay gis ñu fiy am parti mën a dem di conquérir le pouvoir moo ñi xam ne exercer woon nañ pouvoir soit am nañ ay lobby yu nekk seen ginnaaw soit am na ay bailleurs yu leen accompagner soit sàcc nañ am ci ay milliards mën a taxawal parti muy sama parti nga am ay permanence yooyu mais jeune bi jug nii rek pour taxawal dara dafay jafe. Ndeye Maguette li mi ngi laaj Cheikh Amadou Bamba lañ lay laaj pour yow lan mooy bloqué alternance au-delà de processus bi ngay wax. bon li bloqué alternance bi mooy déjà trajectoire dafa am solo toujours dama siy ñëw. tey je pense que lii fi am ci élection yi exemple la bu ñun jeunes yi ñu mën ci am ay njàngat yu bari tiré ci ay enseignements xam ne tey boo bëggee diriger réew mi xaj na sa jaar-jaar da ciy am solo mais ndaw ñi aussi kenn mënu leen nax ci ñëw rek dañu war a changer foog mu am discours bu franc discours bu sincère mënoo nekk un jeune nga ne tu es le candidat de la jeunesse alors que jeunesse boobu doo leen wax dëgg jeunesse boobu ñu jàngat ci yow gis ci sa image que ni yow sa bopp rek moo la ñor ak nooy def ba accéder au pouvoir loolu dafa am solo parce que ci discours bi ngeen di wax sànq ba léegi daf ciy génn chaque fois ngeen ne discours bi mais discours bi bu amul vérité rek tey alternance boobu du yomb du ñu gaaw a am jeune bu ñëw diriger jeune yi parce que kenn mënuñoo nax pour man loolu mooy blocage bi. léegi au-delà de alternance générationnelle bi. bokk na ci question yi nga xam ni traité nañ ko bi ñu commencé émission bi daanaka moom lañ njëkk a wax muy école du parti violence yeeg yooyu. wax nañ ci ba bàyyi mais gisaat nañ ci élection yi mi ngi Maram Ndiaye ñu jàpp pratiquement ci manifestation yëpp ay jeunes lañu lu tax jeunes yi mënuñu départiru comme yow ni nga ko doon waxee léegi ci yenn activités yi nga xam ne ñoom rek lañ ciy poussé te après ñoo ciy loru ñoom ak seen i njaboot. waaw xam nga tamit man du ma mën a comprendre foofu ngeen campé wu ci jeunes yi rek la ñuy poussé Abdoulaye Wade bi mu nekkee jeune la nekk révolutionnaire di xeex parce que tamit dafa am étape yoo xam ne de la vie d'une personne daf cee bokk nga nekk jeune ak lañ ko xamee moo ëpp fugg ñoom Diagne Fada ñoom biñ nekkee jeune lañ xeex liñ xeex bi Abdoulaye di ñëwee ñu nekk ministre Aliou Sow la même chose jeune dafa am loo xam ne mooy cëram mag ñi suñuy papa yi suñuy yaay du ñoom ñooy dem au front te Sénégal comme que dañoo dem ba suñu nguur yi ñoom li ñu tàmmal mu yi fi jaar yëpp dañoo tàmmal ne par exemple l'étudiant pour mu jot bourse am dafa war a baari route bi loolu mooy dem ba moo lay formaté ba booy dugg ci politique bi tamit mooy def effet amul moo ciy répercuté wu ci lépp mooy da ngaa jàpp ne daal Sénégal boo yëngalut te loolu moo war a changer d'abord kon école de parti yi am na rôle boo xam ne war nañ ko jouer c'est-à-dire nit bu ñëwee ak benn perception bi nga changer ko wan ko ni mën nga laaj même boo amee fugg li nga soxla mais de manière républicaine ba am ko. waaw école de parti ñun am nañ ko yooyu doonu formation école parce que les vendredis du PDS seulement Macky Sall dafa ñëw ñun yàq suñu lépp teg ñu di ñu traqué ba amuñu woon temps pour nekkaat ci yooyu nekk moo tax peut-être ni mu daan ameewu ko mais ni ñu joxee responsabilité yenn jeunes yi ñu bokk ci secrétariat PDS bokk ci comité directeur da lay permettre tamit nga jaxasoo ak mag ñi am yoo xamutoon. laataa ñuy sori rek si waxtaan bi Seydina Ba di fàttali rek ni auditeur yu iRadio ak téléspectateur yu ITV yéen a ngi seen biir émission pencum ndaw ñi tey jii ñu si ànd ak Ndeye Maguette Lo moom moo jiite ndaw ñi jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk si parti
parti bi di AFP bokk si jamono ji mouvance présidentielle di Benno Bokk Yaakaar ak Ahmadou Bamba Thioune moom moo jiite kuréelu ndaw yi nekk fële sa Mbacké si parti démocratique sénégalais bokk également si biir comité directeur mais am na ñoo xam tamit dañoo am pàcc ñoom it si biir waxtaan bi muy citoyen sénégalais yi Pape Ibrahima Ndiaye ndaw la si biir kër gi def na si ab liggéey wàcc sur le terrain jox leen kàddu laaj leen si question bi nga xam ne moom lañ samp tey ji ana lan moo seen gis-gis ñu daal di koy teewlu. ñu fekk ko mu toog ci scooter am taxawaay loolu kii di Amadou Ndiaye moom mi ngi nakarlu bu baax résultat yi nga xam ne moo tukkee ci élection présidentielle yi mu nekk ndaw di yëngu ci wàllum business moom mu jàpp ne fu mu toll nii dafa jot ñu jox bopp réew mi ndaw ñi. foofu jeunes yi tamit dàq ci seen wërsëg mooy maanaam kon genre Karim Wade Ousmane Sonko genre ba ci Khalifa mi nekk fii nii maison d'arrêt bu Rebeuss waaw ñooñu ñëpp war nañoo mën a yore réew mi. am na ñoo xam ne dañoo yàgg loolu ci langue politique bu Sénégal loolu la ki nga xam ne moo duudu dëkk Rebeuss daal di xalaat maçon bi la jàpp ne fu mu nekk nii dañoo war a def confiance ñi nga xam ne ñoo féetee ndaw. changement war na mën a am mais mag ñi moom baax nañ parce que yàgg nañ fii et tout war nañ mën a ñoom ñoo gën a xam ndaw ñi réew mi ñoom ñëpp yàgg nañ mais dafa am ñoo xam ne dañ leen war a génnee ci kii bi quoi ci politique beeg yooyu. mu nekk comptable ci benn entreprise privée kii di Amath Lay moom bëgg na tamit ñu defaraat bu baax li nga xam ne mooy langue politique bu Sénégal waaye moom lu mu jàpp mooy ndaw ñi jarul ñu yàkkamti. candidat yi ñu ngi jël seen initiative parce que Sonko xale la keneen ak keneen gis nañ fi ay xale yu bëri yi nga xam jël nañ seen initiative donc gisuma ni genre jàpp ma ni dañ nekk di freiner xale yi ñi ngi fi ñeneen ñi ngi fi mais expérience bi tamit dafay baax parce que même bu dee ñi fi nekk ay mag lañ mais nañ leen bàyyi ñu wéy continuer ba si kanam léegi suñu continuer après changement générationnel bi loolu par force day am kenn mënu koo téye mais processus la nekkul loo xam ne da ngay ñëw rek genre mu changer mais nànk-nànk si lay changer. ndaw ñi toog ci bopp réew mi changement générationnel daal di am loolu la sénégalais yu bari daal di bëgg waaye ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bu Sénégal ndax mën nañ changer situation bi fii leeg 2024 ñu bari yaakaar ne at yii di ñëw danañ ci am ay leeral. ñu koy jaajëfal baax a baax si liggéey bi nga xam ni def na ko moom Pape Ibrahima Ndiaye ñu koy jaajëfal bu baax a baax su noonee daanaka dañuy dugg si pàcc bu mujj bi ba tey dañuy yeggali li nga xam ne moom moo di waxtaan bi tey ji tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk parce que au delà de parti politique yi suñu nee ndaw ñi di politique rek la ñuy waxtaanee saa su nekk mais est-ce que Sénégal également ndaw ñi amuñu problème de référence maanaam mën a sukkandiku si kenn ngir mën a avancer si li ngay def Ahmadou Bamba. waaw xam nga loolu moom nit mënu ko nier parce que ndaw ñi dafa am loo xam ne mën naa ne da leen a découragé loo mooy da nga doon gis benn ndaw mu nga estimer ko ci ay actes yi muy posé taxawaayam ndaw boobu day dem ba benn instant li nga doon gis ci moom mu mel ne day jaay ngorom ndax xaalis léegi da ngay dem ba mu yàgg ne est-ce que kon jarati na tamit da ngay kii ni mu def ba réussir te nga am ay pexe da nga koy def réussir tey ji su may cité damay cité directement ku mel ne Massaly mi bokkoon ak man parti ngir bañ a dem fenn lu ne ci ndaw mu engagé wu porté wu ñu responsabiliser ko un jeune ne ko Thiès ak na mu toll ci dayoo ñu xam la fa Macky def ngir mën koo gañ ñu jël ko ne ko yaa jiite fédération bi ku mu ne ba jamono àdduna war a dem mu jekki-jekki rek dévier dem ngir bénéficier wu des largesses des autres day xaw a doy waar ci benn taxawaay mais li nga doon bëgg yow li nga bëgg la Massaly def révolution bi nga xam ne da nga jàpp ne da nga say wet si parce que bañ ne parti démocratique sénégalais puisque dugal nga ñu foofu parce que waxewu ko woon fii mais profité nga pour tontu ko moom dañuy biir parti démocratique sénégalais foog ngeen am candidat te Madické la war a doon mu génn si mooy laaj bu ma la njëkkoon laaj est-ce que tey ji yéen parti démocratique sénégalais nekkoo leen di nax askan wi moom jàngat boobu la si def moo tax mu génn mais bàyyil Massaly parce que on parle de référence. heureusement yéen seen jargon da ngeen koy wax le commentaire est libre dama lay nangul yow commentaire wala perception. da nga am ci li mu wax du commentaire fee yi laa la indil. non moom ce sont commentaire mais les faits sont sacrés. waaw léegi fee yi man ku ma def ci kon commentaire bi ma jàpp ne mooy bi nga xam ne moo gën c'est-à-dire xam nga Massaly ñàkku ne déglu ngeen ko. dane man Abdoulaye Wade laa du ma PDS du ma kenn Abdoulaye Wade laa. fii ak mi ngi dund du ma bàyyi Abdoulaye Wade laa. référence léegi tey bu naan dañoo war a am candidat ban candidat bi parti bi choisir empêché nañ ko mu bañ a bokk. léegi est-ce que kon koo xam dafa moom déclaré wu rek candidat nga ànd ak moom mooy Abdoulaye dafa trahir wala trahirul c'est-à-dire il nous faut parfois ñuy dem ak éthique dafa am solo c'est-à-dire mooy nit ki. ak lu mën di am parce que c'est pas une fin en soi nga war a dem élection amoo candidat. mais nga baal ma Ahmadou Bamba. ñu ñëwaat ci laaj bi s'il vous plaît ñu bàyyi Massaly mais laaj bi moom mooy référence. mais bàyyi Massaly non parce que en fait waxeewu ko si média bi maa ngi jégalu boobaa laa da ngay mettre en marque mais sax laaj bi li mu ci commencé tontu est-ce que du firndeel dara. parce que juróomi simili moo ñu dese pour ñu dem ci directement.
am na ku bokkoon ci yéen muy nekkoon premier ministre muy Idrissa Seck moom dafa am lu mu waxoon ci ay jamono bi muy génn ci espace politique bi mu ne dafay jàngi ngir am xam-xam boo xam ne dina tax fu mu war a mën a waxee fa ba pare uti indépendance financière boo xam ne dina tax li mu bëgg a def ci politique mu def ko te kenn du ko forcer dara kon est-ce que tolluñu mooy ci li nga doon wax sànq tamit ci li ñuy ñëwaat ci ndaw ñi uti xam-xam ba pare uti loo xam ne dinañ ko def ngir bañ a dépendre ci kenn. mooy tout à l'heure li ma doon wax ne politique nit ñi tey dañ ko def métier man loolu laa gëwuma ne damaa gëmul ne dafa war a nekk métier tey jii boo fekkee ne da ngaa jàpp ne su ma topp ci benn nit di ko taggal ay maamam di ko way muy woote may uy si du ma am dépense bu ma yóbbu sama kër mooy politique bi yow li ko nit ñi jàppee ne da nga kaa war a def mu nekk une activité pour participer lu jëmal sa gox kanam doo demee noonu da nga koy jàppee rek benn genre ascenseur social boo xam ne war naa cee jaar mën a am lu ma def sama poste ñibbi sama kër. léegi loolu nag tey jii bokk na ci li nga laaj léegi. mooy li nga xam ne moo ñu découragé loo ci ñenn ñi ci benn taxawaayu ñenn ñi. mooy da ngay doon gis ñoo xam ne dañuy nekk ay idole te neexul. nga xam ne dañoo taxaw défendre taxaw yenn yi nga daan leen tuddee na leen Aliou Sitoé Diatta ñii nga naan leen ñii gëm nga naan ñii gëm-gëm bi ñu amoon bi ñu ndaw ba tey naan Ablaye Wade la naan tey jii ku fi transhumé dañ lay dóor bal nga dee ñu jékki-jékki dem ndaw bi da daan nag Sénégal jaratu ko te amuñ peuple boo xam ne seen niveau d'instruction toll na fenn foo xam ne ñoom war nañu mën a suivre population bi ci taxawaay yi ñu am wala déet. si laaj bu mujj ma lay laaj foofu laataa rek ñuy dugg ak Ndeye Maguette Lo est-ce que jàpp nga ni kàddu tamit yu Abdou Diouf yëkkati woon soo fàttalikoo ndaw yu malsain la ñu am. est-ce que jàpp nga ni kàddu yooyu ba tey ji contexte bi am na fi mun nañ ko wax wala soppeeku am na. waaw xam nga ça dépend moom ba mu koy wax. lan moo xewoon ba mu wax loolu. ñëw na Thiès am taxawaay bu am. ñu jugé leen noonu. loolu mooy li Moustapha Niasse defoon bi ñoom Malick Gakou di wax ba mu jaral ko mu saaga. c'est-à-dire kon ndaw ñi ni ñuy réagir mooy à l'image de leur leader. ñàkkul ne moom nekkoon na ci ndaw ñooñu xam malsain ci benn jamono mu am fu mu egg day mën a juger. li nga mën a juger rek mooy li nga xam. alors Ndeye Maguette laata Aba di jeexal ak yow ak émission bi laaj bu ma lay njëkk laaj mooy bi ñu commencé léegi ak ki nga xam ne moom moo di Ahmadou Bamba Thioune moom moo jëm si li nga xam ne rek moom moo di référence yi est-ce que tey jii jàpp nga ni Sénégal ñu jiite parce que suñu nee ñu jiite nag si pàcc yëpp ndaw ñi amuñu jafe-jafe si wàllu woowu. ndaw ñi mënuñu si am jafe-jafe parce que kenn koo xool ba choisir ko nangu mu jiite la je pense que kooku doy na la référence maintenant peut-être li créé jeunes yi ñu leen di jàpp ñu gis jeunes yi di wàcc di poser yenn actes yi peut-être foofu sa sens de responsabilité peut-être la ñuy woo foofu ndax toll nañ jamono joo xamante ne tey jeunes yi am na yeneen préoccupation lu dul di topp ci leader bu lay digal ngay def lu tegu niwul mooy di wàcc ci tali yi di wax kàddu yu jekkul di wax kàddu yu tegul di aussi def ay actes yoo poser ay actes yoo xamante ne acte de vandalisme la tey jeunes yi responsabilité boobu la majorité am nañ ko ba nangootuñu benn leader di leen digal wala di leen jox instruction wu ñu war a def naka su dul noonu. pour man référence yaa ngi fi ba tey duñ fi mës a jóge. waaw loolu tamit dëgg la référence yaa ngi fi duñ fi mën a jóge mais tamit ci daaneel xam naa li ñu ko posé li ñu lay posé jeunes yi ban profil la ñu war a am pour am une indépendance boo xam ne dina tax ñu mën a prôner le changement même si c'est évolutif comme yow ni nga ko bëggee biir AFP. bien sûr changement boobu peut-être jeune defe naa balaa ngay mën a tamit demander nekk ci yenn posture yi foog nga am peut-être sa benn autonomie c'est très important dans la vie nga doon ndaw. wutal loo xamante ne ëllëg ak ci biir di nga mën a taxaw défendre sa ay idées librement sans pour autant kenn di la mën di la waxloo walla di la defloo c'est très important donc pour jeunes yi am loolu dañ leen di digal ñu gën a góorgóorlu façade gën a taxawal seen bopp ci wàllum seen njàng ci wàllum seen côté professionnel ñu gën ci taxawu ñi war a wuti métier ba amal seen indépendance bopp ëllëg ak ci biir loo taxaw laaj ko di nga am liberté wu mën a dérouler comme tu le veux. Ndeye Maguette Lo xam naa ci kàddu yooyu la ñuy ndar képpee émission bi ndax xibaar yi dafa war a ñëw ci wàllu ci kàllaamay nasaraan ak Adama Anouchka Ba Ndeye Maguette Lo nekk responsable jeune fille fële ci parti bi di AFP ñu ngi lay sant di la gërëm ci
teewaay bi nga bokk tamit ci directoire jeune Benno Bokk Yaakaar coalition majorité présidentielle bi di gërëm tamit Ahmadou Bamba Thioune nga xam ni dafa jógee ba Mbacké Bawol ngir ñëw teewee émission bi joxe xalaatam ñi ko ci sant di ko gërëm wane na tamit yéen ñaar ñëpp daanaka wane ngeen profil boo xam ne jeunes yi war nañ ko mën a am pour prétendre à certaines responsabilités ñu leen ci sant di leen gërëm di sant tamit auditeurs yi rajo yi ñu doon déglu téléspectateurs yu ITV yi nga xam ni ñoo nekkoon ci seen kanamu écran du ñu seetaan mi ngi Maram Ndiaye laa àndaloon ci émission bi waaye du moom rek ma bàyyi ko mu gërëm ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci jàppoon ci wàllum technique bi. ci technique bi dañuy jaajëfal baax a baax Serigne Saliou Deme ak Pierre Dieng di jaajëfal également suñuy caméraman Sélé Diallo Augustin Manda ak ki nga xam ni moom moo di Bara Sow di leen jox dig daje àllarba bi di ñëw si beneen numéro ak beneen thème ñu fas yéene ko faram-fàccee fii si iRadio ak ITV.